salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seetaan bi déglu bi aimé bi ak commentaire yi tey nag dañu am gan ci biir gan yi comme ni ma ko doon waxee ki ñu am tey macha allah muy kan tey monsieur le maire la ñu am Ousmane Ndoye maire commune Gueule Tapée Fass Colobane di ko nuyu di ko ziare monsieur le maire dañ lay laaj soo doon présenté wu tey yow yaay kan. wax ma salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi may seetaan di leen nuyu yéen it di am mbégte ci daje bi di am yaakaar ne bu ñu waxtaanee waxtaan bi fi génn dina jariñ population yi parce que loolu mooy solo bi yal nañu yàlla may ñu ànd ak dal ba mën a def li nga xam ne mooy li ñu war te lépp lu ñuy wax lu nekk ñu teg ko ci dëgg man maa ngi tudd Ousmane Ndoye ñëpp xam naa ne xam nañ ma maire wu Gueule Tapée Fass Colobane. monsieur le maire Benno Bokk Yaakaar bëri woon nañu porté wu jóg ni dañu nekk candidat président jóg ni yow la président lim nekk sa xarit la wala dafa sa bilan gis la nga liggéey ci commune bi moo tax mu delloo si waat la loolu lañ bëggoon xam tey lan moo ko waral. ci commune bi Benno Bokk Yaakaar benn candidat la am ñaari candidat yi jotu fi am benn candidat moo fi am muy man ñaari candidat amu fi am na ñu bëggoon a ñu nekk ci APR bëggoon a nekk candidat yéene woon ko te am ci droit it nag président tànn ma en tant que maire sortant xam li ma liggéey te gëw ma ne xarit gi la jiital xarit la naam nag rakk la mais sama bilan moom la jiital parce que it nag jiital ak xarit ba ñàkkit gëw ma ne loolu nekk ci boppam gagné la bëgg te yaakaar na ne sama bilan buñ ci waxtaanee dañ ci xam dara sama bilan may na ma war a mën a nekk candidat dalal xelam mais du relation yi ñu am relation particulière yi ñu am ma ci kontaan loolu it nag mais du relation particulière moo ko waral. monsieur le maire nga baal ñu de macha allah catuwuñ la mais gis nañu commune Gueule Tapée Fass Colobane li fi dugg ci ay partenaires macha allah partenaires yooyu noo def ba décrocher le monsieur le maire. waaw wax naa ko waxati ko suñu borom a ko nammee noonu gëw ma ne xam-xam spécial moo ko andi waxtu wu jot la suñu borom nam ma ko muy sama waxtu ma fekke ko mu jaar ci man xëy na am naa ci lu ma ci andiwaale ci sama xam-xam ci sama jëmm ci sama gisin wante dama gëm ne rek ndogalu suñu borom la partenaire yëpp song Gueule Tapée Fass Colobane lu yéeme la sax parce que jaaxal nañu bari mais nañ ko teg rek ci lu yàlla namoon ci sama ay mu def ko ci noonu rek la ñëwee te damay wax toujours ne nañu bas suñu xel ci Gueule Tapée Fass Colobane Gueule Tapée Fass Colobane dafa di quartier boo xam ne commune boo xam ne lébu yi ñoo ko sanc ci li ci ëpp te liggéey fu ñuy samp fu ne dañ fay samp lëf te boo seetee Colobane rek ci boppam premier président de la République du Sénégal fa la siège am nekkoon deuxième président de la République du Sénégal remplacé premier bi ñu seen siège des fa troisième bi di Abdoulaye Wade di ñëw def fa siège am foofu en face du monument doo ko seetloo it sëriñ su mag si yëpp am nañu kër Colobane wala Gueule Tapée wala Fass seetlu ko du nen li fa daje dafay lu yéeme pour man te lu ñu war a seet la xam ne am na beneen gisin bu ñu war a xooli Gueule Tapée Fass ñu yàlla beral loxo la commune ba nga xamee ne toujours nit ñi di koy wax mais dafay di dëgg boo nekkee ndaw ba ngay nekk mag mun nga jàng école te du dugg oto ndax da ngay dox du commune yëpp ko mën du ñëpp lañ ko mënal kooku suñu jagle la ñu nag xëy na waa Point E ñu nag waa Grand Dakar mais lu yéeme la nañ ci sant yàlla subhanahu wa taala suñu gox bi daal
gëm naa ne dafa am lu fi yàlla def ma ñëw man tombé ci muy sama jamono partenaires yi daw ñëw ci ñun jëkkante sax la ñoo def parce que li fi dugg daf ñu sax jaaxal am na ñoo xam ne duñ ko mën a wax mais loolu wax dëgg yàlla du sama njàmbarte dogalu suñu borom la rek ñu nangoo di sant yàlla subhanahu wa taala bi mu ñu mayee loolu. waaw xam nga mooy li muy wax rek dama ñëw xëy na mu taseeg moment bi suñu borom subhanahu wa taala bëgg yëkkati Gueule Tapée Fass Colobane ma tombe ci it nag boole ci tuuti sama xarañ boole ci tuuti sama xam-xam boole ci tuuti sama relation samay pexe am ñoo xam ne ñi ci sama ay gi ci la ñu gis ne loolu ndekete lu am la donc am nit ñoo xam ne ñi tey candidat lañ dara intéressé wu leen lu dul marché Gueule Tapée bii ngay gis am na ñoo xam ne ñi tey candidat lañu dara intéressé wu lu dul projet wu 6 milliards nan lañ ko mën a defee ci gox ñëpp di ko xoolee noonu faw ñu dugal ci seen loxo foog ñu am ci suut mais maa ngi leen di waxal fii de maa ngi koy seede te maa ngi koy wax yàlla mu ngi may dégg projet boobu njëriñu Gueule Tapée Fass Colobane rek laa ci gis te projet gënu koo rëy amul dara loo xam ne lii promoteur bi mun na ma ko joxañu suba wutuma ci lu dul ndamal Gueule Tapée Fass Colobane ba ma ciy duggit yéene Gueule Tapée Fass Colobane lu kenn amul fenn laa ko dugge woon fas yéene ko terminer def ko Fass muy koom-koom boo xam ne amul commune bu ko am plateau daal moom lañ jàpp ne mun na am commune am na koom-koom boo xam ne kenn amu ko mais ñun bu ñu góorgóorloo tuuti ba sunu marché yi ñu bëgg defar pare ak yeneen projet yoo xam ne mun nañ cee wax ci kanam dana am koom-koom boo xam ne banque bu ñu fëgg ne ko dañoo bëgg nga lebal nu xaalis nu liggéey pour ñu lebal jigéen ñi ñu liggéey pour ñu jàngal xale yi pour ñu saleen pour nangam pour defar école yi kenn du ci teg baat parce que boobu fekk nañu comme boobu am nañ ko te loolu nag ci sama yitte bi may soog a ñëw ci la bokkoon bi may soog a ñëw dama jàppoon ne commune bi amul benn patrimoine lu mu am oto bu màgget lu mu am ay bureau lu mu am ay kaye ki bic amul dara fa ñu dëkk fa ñu nekk dafa def suñu siège HLM moo ko moom jamono yii ñu génn ñu ngi ci waxtaan bu métti ak ñoom parce que ñun ñuy fayeku 94 millions yoo xam ne nañ leen ko war a fay location kon ñun amuñu benn patrimoine bu ñu moom ñu góorgóorlu xalaat ne war nañu am patrimoine parce que bu subaa bu ñu bëggee def lëf foog ñu am fu ñu ko wéer loolu moo andi idée Gueule Tapée marché Gueule Tapée moo andi idée marché Fass ak yeneen idée yoo xam ne mënu ma ko wax sax parce que fi mu nekk nii gis naa ne loo wax lu ne am ko këf ne moo ko def am na sax ñuy wër di wax naan maternité centre de santé bu Fass bi ñoom ñoo ko def yoo xam ni daf may yéem moo tax nañu bàyyi ci loolu rek Gueule Tapée marché boobu tax na ñu bari tey jóg parce que gis nañ koom te nañ def ne koom bi dañ ko war a ñëw ñoom ñu jël ko waaw. monsieur le maire ànd nañu ak Latir Diagne ci wàllu réalisation yi nga def ci mairie bi dem ci Ablaye Wane mu dugg ci social bi macha allah wax dëgg yàlla sa bilan baax lool mais dafa am lu ko xaw a sooxe tuuti muy marché Gueule Tapée lan moo tax ba léegi commerçant yi nekk ci kaw canal bi. alors marché Gueule Tapée mooy li ma doon wax sànq rek ñun dañu commencé marché Gueule Tapée bi am ñu jóg commerçant yi ñoo jóg politique ko ne ñoom duñ fa jógee mun nañu comprendre commerçant bu toog ci bërëbam dafa am koomam nga yow suba teel ko jógal dañ lay déplacé parce que dañuy tabax fii du ko nangu parce que dafa yaakaar ne bu déplacé koom ba doon ñëw dutul ñëw fàtte ne ne nag koom boobu mu am yàlla moo ko andiloon te koom fa mu jëmit koom boobu yàlla moo koy andiwaat donc ñu opposé wu ci ak ñun opposition bu metti jamono yi ñuy opposé ak ñun it am na ñu leen jàppale ay politiciens jàppale leen lool ne leen bu leen ko nangu tey bu leen ko nangu ëllëg xeex nañ ko presque 10 mois pour ñuy soog a mën a toj marché bi bañ tojee marché bi it ña doon suuxlu commerçant yi jóg ñoom it ne du fi amee noonu parce que marché bi warul demee nii promoteur bi li muy gagné dafa bari commune bi war nañ ci mën a gis boppam war nañu xoolaat contrat bi et cetera xoolaat contrat bi sax lu mën a am la parce que contrat yi dafay am avenant dañ koy xoolaat suñu gisee ne xool contrat bi njariñu commune bi la mais dañ koy xool amu ci benn problème parce que du loo xam ne lii dafay jóge ci poche promoteur bi ñëw ci man li ma bëgg mooy commune bi gis ci boppam bu baax a baax a baax Gueule Tapée gis ci boppam bu baax a baax a baax donc bu fekkoon ne rek dañu yam ci loolu dañu mën a def rek mais gis nañ tey ne ñi ko doon def ñi ci ëpp tey ay candidat lañu
pour nekk maire donc xëy na amoon na beneen affaire bu nekk ci mooy li ma doon wax ci kanam intérêt bi nekk ci marché boobu moo waral dëkk bi jax nii mu jaxe nii loolu rek moo yeexal marché bi mais incha allahu rabbi dina terminer parce que commencé na toj nañ ko ba pare xoolaat promoteur bi discuter ak moom ne ko termes yi nañ ko changé yokkal fii wàññil fii loolu lu mën a am la te lu mën nangu la nag sëñ bi maa ngi lay wax ne lu mën nangoo la parce que li bon mooy nga juum ci àdduna des ca njuum ga rek di ko bañ li latin di wax errare humanum est, l'erreur est humaine mais dañ ci yokk ne set persévérare di diabolique wante nag persévérer ci erreur bi dafay mujj doon lu diabolique def nañu en voulant bien faire ay nit proposé nit ñi mun nañu def lu gën loolu dama koy jël dama koy discuter dama koy dox ba ñu mën a am lu gën li ñu amoon loolu moom dama nangook nit ñi sur toute la ligne parce que sama xam-xam laa yor ànd ak nit ñu am suñu xam-xam keneen mën nañu xam-xam fuuf mën nañu gën a leer xelit nag dañ koy nangu man dama nangu ku may jox xalaat bu baax di critiquer li may def ma koy mën a discuter ak moom parce que loolu rek moo ñu andil yokk tant que nangu ñu discuter échanger yokkate dafay jeex. monsieur le maire li ma wax sànq rek duma ci jaaraat ci Latir li mu wax ak Ablaye Wane mais dañ gis ni li nga def ñu gis ko ci commune bi Fass Émergent ak yeneen partenaires yi ñëw te gis ñu communication bi jàll parce que dañuy dajanteeg population bi sax di ko wax mu naan loolu dégguma ko mais monsieur le maire loolu manque de communication la wala lu xew. man nag mun naa ko nangu léegi rek laa lay wax ne man dama gëm boo juumee da nga koy nangu man bi may soog a ñëw comme man nekk ma membre parti politique nekk ma politicien boo xam ne bi féru ku xam politique sama gis-gis rek laa doxe woon te tere nañ ma ko ba tàyyi na mooy leen man jàpp naa ne communication bu ñuy gis la du lu ñuy wax pour man waxi kese gis ko moo ko gën donc bu ñu ma daan wax non nañu kii nañu bind nañu wax nañu li nga bëgg def man nit bàyyi leen bu ñu ko defee ñu wan ko nit ñi moo gën mais ndekete milieu bi ñu nekk soo mayee 100 francs sax da nga koy yuuxu ci kaw ñëpp yëg comme nag woon sama jikko te du ma lu ma xam moo tax doxalewu ma woon noonu mais nangu naa ne tey waroon naa gën a communiquer te ci laa nekk nii pour nit ñi gën a xam parce que def nañ ci gox bi loo xam ne lii wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne ñi nag mooy koo xam ne da nga koy joxoñ ne ko weer waa nga ne du nangoo xool weer wi ndax muy gis sa baaraam rek du bës a gis weer wi ci àdduna am ñoo xam ne dañuy bañ parce que politicien lañu nanguñu yow nga def loo xam ne lii ñoom bu subaa bu ñu bëgg a opposé ak yow li ngay def li nga ëpp doole ba nit ñi di ñu ànd ak ñoom donc ñoom nuñ ko suuxale rek dañ ko ñuy suuxale am na ñoo xam ne nag dañu xamul dañ leen war a xamal rôle conseil municipal bi la woon rôle conseil yi en particulier mais rôle commune bi administration bi ñun ñoo waroon a gën a fësal loolu parce que su ma rombee nit ñuy waxtaan ci projet Fass Émergent mu ne xamu ko sax damay jaaxle parce que projet Fass Émergent liñ ci communiqué par la presse li ñu waxtaan ak bàjjanu gox yi li ñuy waxtaan ak ndey daara yi li ñuy waxtaan ak imam yi jeunes yi c'est incroyable mais élargir nañu base bi ku ne wax nañu ak yow mais nag xaw ma daanu dajul suuf la ñuy wax xaw ma population yi 80 000 personnes la ñu ñëpp mënuñu ko yëg te nit ñi ëpp na ñi ci ëpp dañu naan dañuy dégg rek buñ déggee duñu gëstu or boo déggee loo xam ne yàgg ñëpp ko bokk da nga war a ba xam la fa ne mais da ngay dégg nga ne man bokk maire bi daal man bokkuma ci fekk na loolu fa ne yow yaa ko moom loolu moo tax ñu bari xamuñu lu xew parce que dañu nanguwul dem ci information pour xam la xew mais daañu ko dégg nag parce que dégguloo projet Fass Émergent Gueule Tapée Fass Émergent dégguloo ko loolu amatul parce que bu ñu demee ba chef de l'État bind ci préface yu benn livre boo xam ne bii mu ngi nii toujours sama wet sama chevet la dama koy jàng chaque jour président de la République bu demee ba bind ci livre bi préfaceel boppam loo xam ne lii moom président de la République moo ko bind mu ngi nii pour ñi nga xam ne mënuñu dañ ko bëgg a weddi lii son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal la livre bi capture du dividende démographique au service de l'émergence cas de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane benn cas la ci Afrique donc suñu demee ba bind ci téere bi di wéy fu ne dafa dox président ci boppam préfaceel ko bind lii ci fin bi mu ne je conclus maa ngi tëj sama bind bi ma bind ci téere bi di woo waa conseil municipal di remercier conseil municipal Gueule Tapée Fass Colobane ak UNFPA bu système des Nations Unies bi leen jàppale te di demander initiative bu mel nii képp kuy commune ci Sénégal ci Afrique na nga xool loolu
nga roy ci buñ ko waxee bu ko président la waxee lu rëy la lu waxu caaxaan mais nit ñi boo leen nee yëguma ko dañu ñëwul seet la ne ci biir te lu nekk ci biir projet bi am na ñoo xam ne ñi candidat lañu projet bi la ñuy jël di wax ne moom mooy seen projet dañ koy def nangam te lii c'est fini forum des investisseurs la ñuy daje y a 41 investisseurs yoo xam ni dañu fas yéene accompagner projet bi aux alentours de 18 à 20 milliards ñu fu caaxaan donc pour dellu si waat ci sa question wax dëgg yàlla sama nangu naa ne man maa juum ci sama approche communication parce que rek maa jàppoon ne lu ñu gis moo gën a leer lu ñu digge te ñëwagul ndekete da nga war a digge ba buy ñëw loolu rek mooy erreur bi te nag dégg naa olof naan bala ngay xamadi xaw laa rey su ma yàlla maye ba mu jëlaat commune bi bu continuer ko communication bi dana demee neneen incha allah. monsieur le maire dañu gis ni yow da nga jàpp confiance trop sa xel dafa dal ba foo waxee rek da nga yaakaar ni gars yi dañu ñëw rek nga dóor lañ mbét ñu taxawee côté monsieur le maire dañu la déey lu ñu déggul ñun wala da nga xam loo xamul ba tax nga jàpp confiance boobu. waaw xam nga tontu bi dafa yomb parce que damay rappeler man bi may ñëw fii di nekk maire ci sama kër gi laa toog jóguma pour dem nekki maire ay nit ñëw ne ma dañu bëgg nga nekk suñ tête de liste kaa ñu jiital la ma jóg topp ci ñoom la ma diggoon ak ñoom mooy ma financé ko complètement ma financé ko entièrement yàlla fal ma bon ñu xam ne dama bëgg taxul nga am yàlla subhanahu wa taala moo namoon ne man maay doon maire gis nga rek mu làq ma ci bërëb ba yow suba teel boole maa ki nit à 2 mois des élections boole maa ki nit noonu laa duggee ci lii ba nekk maire foofu nag fa laa ko teg te du ma ko fa jëlee maa ngi ko teg ci ni confiance bi ma am mooy dama gëm ne yàlla rek mooy doxal keneen mënul dogal ko du yàlla bu ñëpp ne woon du Ousmane Ndoye bu yàlla ne moom la man lay doon bu ñëpp ne du Ousmane la te yàlla ne du moom du doon man te nag dama gëm yàlla gëm goo xam ne gii damay rafet toujours njort ne war na ñëw ci man lu baax war na ñëw ci man donc du ma dem xare di yaakaar ñàkk dama koy dénk suñu borom xam ne damay gagné confiance bi ñu naan wéy mais moom mu ngi toog ni ñaa ngi kii non damaa ngi liggéey li ma war a liggéey mais lépp maa ngi ko wér ci yàlla subhanahu wa taala keneen du dogal ko dul moom foofu rek laa ko teg te yow mi jànkatu alxaram yaa ma gën a xam fuuf tuutil mulk man tashaa gis nga ki nga xam ne mooy décider dañu nangu li muy décider suuf bu nguur jotee xëccoo ma fii ci terrain bi la may def dama koy def ak ñi nga xam ne ñoom laa ko diggaaleel mais kay décider ci kaw kenn la du keneen te sama confiance bi yëpp mooy dama ne yàlla subhanahu wa taala lu tax muy faral kenn te du ma faral loolu rek la ma di koy jaamu di yaakaar mu fal ma wéer ko it nag ci sama liggéey bi ma liggéey mais lépp nag maa ngi ko yaakaar yàlla. monsieur le maire élection yi di ñëw mooy yi njëkk yoo xam ni population bi ñoom ñooy fal seen maire soo doon dénk tey looy dénk population bi nga xam ne ñoom ñooy fal di ko dénk itam candidat yi nga xam ne ñoom la ñuy fal lan nga leen war a mën a jox conseiller tey boo leen doon jox conseiller. question bu am importance la te gis nga question bi dinaa la ci defar révélation parce que ñetti guddi yi yëpp sama xel dafa nekk ci loo xam ne lii wallahi alazim du démagogie sama xel dafa nekk ci jóg dem seeti candidat bu nekk seeti la fa nga dëkk ma wax ak yow ndax lii ñun ñëpp ñoo ko bokk 23 janvier si ngoon jeex na ba bëgg ñu waxtaan jubboo ci bañ a ŋàññante ci bañ a xastante ci woon nit ñi ci jàmm pour ñu dem élection yoo xam ni dañ naan commune Gueule Tapée Fass Colobane di la fa am musta am fenn loolu moo ma soxal ñu jubboo ci li ñuy def doxal ko te suñu paree ñëpp ànd ndaxte kenn ñàkkul kenn gañewul commune bi moo gañe su boobaa ñun ñëpp ñu ànd bokk liggéey suñu commune appel boobu laa bëgg lancer tous les candidats parce que loolu moo ñu war ndigum suñu commune la ñu bëgg nañu defar bu ñu xuloo bu ñu xeex dara jaru ko ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi 23 janvier ci ngoon mu jeex tàkk 20 heures dootuñu ko wax après commentaire lay doon waaw bu fekkoon dañuy tojantee bopp après mu jeex nu ñuy defati bu ëllëgee ñu war a xoolante non nañ ko defar léegi balay benn fitna di jóg nañ ko defar léegi lépp rafet bu bu paree ku nekk mën a woor moroomam kii gagné mën a woo ñi ci des ne gars yi kaay leen yéen ñëpp idée yu baax ngeen am da ngeen bëgg mu baax nañu toog ñu ñëpp ñu liggéey bu baax parce que bu ñu mënul def loolu développement bi ñu bëgg du am bu ñu bàyyi benn borom xam-xam ci gannaaw
ñi di xëccoo yëpp borom xam-xam lañu am nañu fu ñu lonku am nañu lu ñu xam am na lu ñu mën am nañu ne seen gannaaw bu ñu boolee suñu xam-xam yooyu yëpp dajale ko def un gouvernement local dinañu def loo xam ne bi benn gox defe ko te gëm naa ne foofu la ñu war a mujj Ousmane Ndoye jiitoo Massamba jiitu amul solo li am solo mooy commune bi gagné na développement commune bi gis nañ ko toppatoo nañ santé bi toppatoo nañ éducation bi toppatoo nañ environnement bi toppatoo nañ artistes yi toppatoo nañ jigéen ñi góor ñi xale yi ndaw yi ñu ngi leen di toppatoo loolu moo am njëriñ bu fekkee nag ku nekk am nga ci loo mën bu ñu ko boolee day baax donc c'est l'appel que je vais lancer population yi bu leen kenn xëcc ci pousse ci xëccoo ñaar nit dañu bokk kër bañ a bokk ku ñu faral te mën a nekk ci jàmm damay jox exemple sama yaay ma propre mère elle est encore là vivante yàlla na ko yàlla muy mu gudd fan lool sama yaay dafa bëgg Ablaye Wade comme pas possible Ablaye Wade di xëccoog Macky Sall man mu gis ni Macky Sall mel ci man ak ni ma mel ci moom ba mu ñëw ma ne ma Ousmane Macky Sall de mooy sa xarit nag Ablaye Wade laa faral ah mère yi noonu nga may def mu ne waaw moom laa bëgg ni terewul nga nekk sama doom te maa mu jur est-ce que dafa tax ñu xuloo ci wala ñu werante ci loolu laa bëgg nit ñi nañu gëm loolu ànd ak Ousmane ak contre Ousmane ci yam ngeen bokk génn kër gi warul tas kër gi warul andi benn problème jarul xuloo ci mbedd jarul xeex donc moi je lance un appel vraiment c'est le moment solennel de lancer un appel à toute la population de Gueule Tapée Fass Colobane ñu bokk ndey bokk baay xam ne 23 janvier ci ngoon yëpp jeex bu fi xuloo xaj bu fi ay xaj bu fi xastante xaj waxante lu ñaaw boddante lépp dañ ko jéggi def ko ci rafet def ko ci ambiance def ko ci fo def ko ci kaf nekk ci dëgg nag c'est l'appel que je lance et les différents candidats j'irai les voir ba ñu génn ma seen kër mais jóg seeti leen ñoom ñëpp demander leen ñu def déclaration solennelle ñun ñëpp ne ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay jàmm rek lañ ah monsieur le maire buñ la doon laaj tey sa kàddu yu mujj tey loo ñuy tontu. sama partenaires yi may àndal ñoom laa bëgg rek ñaax davantage confiance bii ma am xëy na ñoom duñ ko am xëy na bokk ñu gis-gis bokk ñu ñuy déggee mais dama bëgg ñu dalal seen xel ne dalal seen xel te liggéey ni mu leen ko sante suñ ko defee rek incha allah bi yàlla dina leen defal ndam ñoom ñoo ko moom population yi ma bëgg wax ak ñoom it ci tàggoo leen tey jii fas yéene dajawaat ak ñoom yeneeni yoon li ma nësër te mu bari lool te bii projet bokk ci ñi ko xamuloon nañ ko gëstu ndax ñu xam ko te nañ ñu jàppale population bi bu ñu terminer projet bi parce que projet bi rëy na rëy boo xam ne bii mu war a taxaw du baax ci Gueule Tapée Fass Colobane du baax ci Sénégal parce que dañu bëgg projet bi bu réussir Gueule Tapée Fass Colobane dañ ko bëgg a copier ci yeneen communes yu Sénégal yi ak yeneen communes Afrique yi de l'Ouest et l'Afrique du centre parce que loolu moo tax projet bi jóg bon nit ci ñëpp jàpp ñu jàppale ma ci ma terminer ko c'est 3 ans ci kanam mu jeex ñëpp am ci ndam jigéen ñi gis seen bopp góor ñi gis seen bopp xale yi gis seen bopp commune bi yëpp gis seen bopp Sénégal ak Afrique gis seen bopp vraiment loolu mooy sama tàggatoo quoi. et feebar bi kat moo doon dernier mot bi parce que kilifa daf ma woo démb ne ma Ousmane booy génn te bul fàtte sa masque ma ne ko waaye yow sama njool mi bu ma tiital mu ne parce que dëgg-dëgg feebar bi kenn xamul te nii ñu ko gisee nii muy law ci àdduna bi nañu préserver suñu bopp donc lañ daan wax nit ñi tey lañ leen koy gën a wax nañu raxas loxo yi nañ sol masque yi nañ moytu mbooloo mi nañu moytu taxalonte bi lañ leen daan santat ñu koy def nañ continuer di ko defaat parce que lii ñëw xamuñu fu mu jëm mais yàlla nañ ci yàlla musal. ah mbokku internet yi yaakaar naa nag tey weddi gis bokku ci ku déglu tey monsieur le maire xam nga ni kii vraiment macha allah kon nag ñu ngi koy sant de ci disponibilité bi wax ak waa commune bi wax leen aussi lim fi def wan leen itam boppam kon ñu ngi lay sant di la gërëm di sant aussi mbokku internet yi ci seetaan bi ci déglu bi ci aimé bi ci commentaire yi di leen wax nag beneen yoon beneen émission bu bees saa tàq
jërë ngeen jëf merci.